Coup de feu. Yow yéena ma doon laaj si di mangok. tànn waxtaanu càmbar tey ñu toog ak un jeune artiste talentueux. Il est le champion du Flow Up 2021 ñu koy wax Gën Mor. Alors Gën ma lay wax dafa mel ni léegi du waa Kër Mbaye rek ñoo la fal. waaw léegi moom waa Sénégal ñoo ma fal quoi. voilà Flow compétition nationale la. voilà donc remporté naa ko. voilà léegi waa Sénégal ñoo ma fal nekkatul Kër Mbaye fal rek. D'accord. mais ñu seetlu ci sa biir texte. ñu gis galactique rapide tactique. mais bu weesoo loolu yan aptitude le rappeur wala am pour mën a gagner Flow Up. oui pour nga gagner Flow Up d'abord voilà pour man de ma part si bind bi la di nga mën a bind. voilà parce que bu ñu waxee rappeur dañuy wax bind di nga mën bind. voilà di nga nekk MC tamit. voilà parce que mën bind rek du mën rap di nga mën bind mën def prestation scénique. voilà nga am énergie booy dégager. voilà nga am diction tamit su fekkee sur scène nga wax ñu mën la dégg. voilà nga am présence scénique. voilà ñëw parce que foofu ay prestation la peut-être di nga ànd ak ñeneen ñooñu tamit yow ak ñooñu mu am benn symbiose entre vous et eux quoi voilà oui. alors li nga wax ci Kër Mbaye Fall ba tuddee ko Death Road. ndax nekkul ci banlieue Dakar yëpp la am. waaw tey Kër Mbaye Fall est à l'image de Thiaroye Guédiawaye Yeumbeul voilà même façon dund bi la quoi. voilà parce que lépp ay banlieue la. voilà li mu wax si Kër Mbaye Fall di nga ko gis feneen. voilà di nga ko gis feneen ñëpp si mën a retrouver wu en fait. léegi yow ginnaaw loolu lan nga gis ne hip hop war na ko mën a andi ci milieu yooyu ba dekkilaat espoir. yaakaar boobu. boo xoolee tey hip hop si boppam xam nga ak wala musique yi nga xam ne mooy lu ñuy tuddee musique urbaine. mën na jëriñ comme réinsertion sociale parce que tey am na ñoo xam ne dañ leen marginaliser am na ñoo xam ne dañ leen beddi am na ñoo xam ne voilà joxatuñ leen cër bi ñu leen war a jox hip hop tey day jëlaat li nga xam ne comme lu ñu wax jël lu amul valeur mu jox ko valeur quoi. voilà hip hop tey noonu lay taxawee jéem a xëcaat ñi nga xam ni tey amatuñ woon espoir. voilà hip hop mën na taxawee loolu hip hop moo nekk musique boo xam ne tey voilà mën dafa rëy quoi. voilà mën na gàddu message bu nekk am na mën na porter xeetu message bu nekk quoi. defal loo xam ko xamul lu muy dox bokk ak doo xam lépp lu waay di wax des koy xalaat ndax ëllëg doo xam boo doonee kilifa ufal sa njaboot te bàyyi toogaan. ñëpp mën nañ ci gis seen bopp moo tax tey hip hop ñi nga xam ne gisatuñ seen bopp ci live bi daf leen di xëccaat daf leen di encadrer daf leen di joxaat valeur c'est ça quoi. d'accord alors ci sa benn son dégg nañ nga ne Ndóol daf leen door aller retour. premier temps mort jàll na. deuxième temps mort jeex na. ndax ci troisième temps mort lañ jëm wala. parce que boo xoolee léegi su bi dama ni pauvreté mu ñu door aller mais retour ndam li dañ koy jëli. aller kese la ñu door quoi. voilà xaw nañu jekku na suñuy waajur mais ñun ñooy jël revanche bi quoi ñun ñooy ñëw xam nga remontada ko quoi. bañ quoi. ñun ñooy ñëw bañ quoi te loolu moom voilà ñu ngi si. c'est ça quoi. léegi yow après troisième temps mort la ñu jëm wala fan lañ jëm instant bi. mën nañu am troisième quatrième. cinquième. voilà parce que affaire bi continuité la quoi du yem si man kase wala du yem si ñeneen su ma ko jëlee am fu ma ko yóbbu keneen da koy jëlaat foofu am feneen fu ma ko yóbbuwaat ainsi de suite voilà continuité la. d'accord léegi Gën Mor. Death Road population bi fi nekk. oui. lan lañu war a doxalee yan attitude lañu war a am par rapport ak politiciens yi ndax gis nañ sa son politique bi c'était tellement engagé. yow ban lecture nga am ci loolu. waaw taxawaayu ñi nga xam ne ñoo ngi dëkk Kër Mbaye Fall voilà même su ma ko waxee ñi dëkk Kër Mbaye Fall après dina concerner ñeneen ñi nga xam ne dëkkuñ si quoi. jeunesse sénégalaise bi lay concerner. voilà ñu xam lan mooy programme politiciens yi nga xam ne ñoo ngi ñëw lan la ñuy proposer. voilà il y a pas longtemps maa ngi si doon wax ak benn koo xam ne moom mu ngi yootu comme mairie ma ne ko problème bi mooy yéen bu ngeen ñëwee di bëgg nekk si bëgg a jël mairie bi en vrai ñun li ngeen bëgg a def ñun xamuñu lan la. information bi du jàll da ngeen ñëw rek da ngeen ñuy fuuxal jox ñu t-shirt wala jox ñu dara ñëw coow li bëri ñu dem mais exactement xamuñu
yéen lan ngeen ñu bëggal quoi ñun tamit li ñu soxla yëpp duñu am possibilité ñun ñu wax leen ko voilà loolu mooy problème bi tey voilà jeunesse africaine wala jeunesse sénégalaise tey mooy yoon la ñoom ñu jël seen loxo voilà teg ko si fi nga xam ni foofu la ñuy décider quoi. Power to the people foog ay nervi ci ay pick-up foog ñoom Macron ñi lay jiital foog sa discours ak ki lay bindal foog sa police bi ñu mënul tiital sacrifier jeunesse bi. bokk si politique bi buñ ko ragal. voilà ñu bokk si politique bi buñ ko ragal et puis ñi nga xam ne après ñooy toog ñoo xam ne tey ñun soxla nañu épanouissement parce que su ma jëlee exemple fii nii Kër Mbaye Fall ñun amuñu sax centre socio-culturel amuñu ko. terrain lañ fi am ay terrain yoo xam ne day taa xam nga boo xëyee suba nga gis ñu commencé ko tabax coow li commencé voilà amatuñ sax à la limite fu ñu fubalee amatuñ ko voilà loolu mooy problème bi voilà ñun li ñuy xaar si politiciens yi mooy xam nga ñu defal ñu ay centre socio-culturel mu mën a am ay bërëb yoo xam ne tey jii dinañ fa mën a am épanouissement bi ñu bëgg voilà parce que tey boo xoolee tey ghetto bi jeunesse bi ñoo fi ëpp quoi jeunesse bi ñoo fi ëpp te tey budul terrain budul rap à part jàng bi nii te boo xoolee tamit localité yi lu si mel ni ay Sem de Mbaaw boo xoolee tey dem na ba ndox mi nangu na ko te yoon la ñu jëlaat ko tabaxaat yëkkatiwaat mu gën a jóg. kon est-ce que jotul jeunes yi ci boppam dugg ci biir politique. waaw loolu laa nekk di wax nii. mooy ñun si boppam dañu war a engagé wu ñun waruñu toog rek di xoole parce que suñu yoon nekku su fekkee dañ toog téye suñu loxo dañuy décider quoi bu fekkee décider wuñ ñun dañuy décider léegi lu ñu décider ñun duñ si mën dara consommer kase la ñuy mën wala toog di xoole voilà léegi ñun tamit foog ñu jóg même bu fekkee duñ politique sax mais ñu jóg comme li may wax rek nekk pas ay activistes mais ay acteurs de développement voilà bokk si nekk ay entrepreneur di créer di jël say morom di leen jàppale ngeen di liggéey loolu la quoi man foofu noonu lay gën a accentué wu waaw. alors référence Black Crystal. oui est-ce que mën nañu wax ne Gun Mor Nix bokk na ci rappeur yu muy gën a suivre wala yi ko gën a inspiré. au début ba may rap pour dire vrai je n'écoutais pas beaucoup Nix dama doon déglu nii mais après dama doon jàll quoi. waaw mais nii voilà lu muy surtout sorties yi muy def yëpp dama koy déglu album yi su génnee dama koy déglu son yi dama koy déglu waaw nii bokk na surtout si côté image ak côté ouverture musicale bi mu am parce que boo xoolee si génération am na ñoo xam ne tey ñoo ko fi fekkoon ay génération 2005 tey dem nañ moom il est là te moom avant boobu noonu la voilà dugg na si année 90 yi ba léegi il a su rester donc damay inspiré aussi moom quoi si longévité bu mu am longévité yàgg bu mu fi yàgg et puis muy am possibilité wu muy créer waat style am xam nga di mise à jour boppam voilà si côté boobu noonu moom voilà Nix si référence la si côté boobu noonu. dana gën petit dragon kon jaay sama flow la doon dégg muy riir mënuma dund ak ñoom dañuy dee deelu ma gën leen mourir. Gun di firi arme. Mor mën a firi dee. oui. nga ñëw andi ay bombe atomique. oui. champ de tir. coup de feu. oui. mais Gun lan moo waral violence boobu yëpp. yes du violence lu may wax rek mooy military mind voilà esprit militaire waaw dañ nekk ci société yoo xam ne tey su fekkee da nga bàyyeeku rek dañ lay dëgg da ngay jàll. comme bañkat nga quoi. waaw bañkat la quoi voilà su loolu lañ koy illustrer ay bombe ay gun voilà peut-être ay dee loolu yëpp ci aspect wu dañ ko jëlee ci aspect wu bañkat ci aspect wu góor yàlla ci aspect wu ku am esprit bu mental bu fort voilà military mind voilà man loolu mooy sama jàpp quoi. d'accord mais Gun est-ce que mën nga ñu wax tuuti ci sa entourage. oui parce que xam nañ ne artiste c'est très important mu am ñu nekk ci wetam. oui alors majoritairement ñu nekk ci wetu Gun Mor ñan la ay amis d'enfance wala ñu muy liggéeyal wax ñu un peu. waaw ñi nekk sama wet mooy ñi nga xam ni ñoom laa màggandool ñi ma xam ñoom ñoo nekk sama entourage ñoom ñoo nekk ci sama staff voilà mais c'est pas parce que ñoom màggandoo kase parce que tey jii nii Pape sama manager li muy def métier wam la voilà mën na ko mu ngi ci domaine communication donc depuis ba may commencer rap ba tey yi ma mës a def yëpp moom moo ko mës a dugal ci internet bi ci plateforme yi yooyu noonu yëpp moom moo ko mës a def Medzing souvent ci côté direction artistique parce que moom moo ñu njëkkoon rappeur la woon
voilà il ne rappe plus si sama direction artistique ni may rabee souvent moom si côté boobu noonu loolu domaine am la am na ñeneen tamit si côté xam nga relation extérieure ça gën nañ ma xam ay nit mais ñun ñëpp tey ñi ma tudd Pape médecine suñuy grand lañ voilà ñeneen ne ñu ngi si ñeneen ñi ñoo màggandoo voilà ñoo doon rabandoo ñeneen yi rabatuñ mais ñooy ànd ba tey. voilà kon entourage Gën Mor daal ku si nekk yaa ngi andi sa. waaw kay plus-value. oui pour l'artiste. oui ku si nekk instant bi nii yaa ngi fexe si côté bi nga nekk même su fekkee qualifié woo woon si sax yaa ngi dem pour bëgg si qualifié pour apporter quelque chose à Gën Mor et même pour Gën Mor ñi nga xam ne parce que tey bëri na kon bi y a beaucoup de talent voilà te si kanam gars yi dinañ leen xam pour accompagner ñooñu noonu quoi Gën Mor su amee chance su génn voilà ñu mën a encadrer tamit ñi nga xam ne ñooy ñëw loolu la quoi. alors gën ñu ñëw ci texte yi. texte yi tu t'inspires de faits divers wala sa li ngay dund la wala lan la. waaw samay lyrics moom lu bëri moo ma inspiré voilà lu bëri moo ma inspiré je reçois beaucoup d'informations à la fois boo xoolee sama texte samay lyrics noonu laay bindee voilà faits divers daf may inspiré sama vie man daf may inspiré des fois ma dund benn affaire ma voilà transformé ko voilà li nekk si nit ñi souvent mooy nekk si man waaw moo tax bu ma waxee li nekk si nit ñi wax naa li nekk si man su ma waxee lu nekk si man maa ngi wax lu nekk si nit ñi quoi voilà sama entourage sa ambiance bi ma wër loolu moo may inspiré voilà histoire voilà civilisation voilà surtout côté yooyu noonu quoi loolu moo may inspiré. léegi flow up bi jàll na mën nañ xam léegi Gën lan moo nekk objectif am. objectif yi mooy continuer liggéey bi voilà parce que dañ doon nekk si flow up ñun ñu ngi doon teg ay projet ñu ngi si woon di nekk continuité bi mooy ma continuer sama communication projet muy couvre-feu loolu mooy continuité bi et puis il y aura des projets qui vont venir voilà ñu ngi si liggéey voilà dina am ay clip yu ñuy def clip vidéo yi nga xam ne moo nekk si projet bi yenn son yi dina génn incha allah loolu la def ay show aussi dinañ teg show loolu tamit si la bokk gën a dëgëral carrière bi quoi parce que dañuy doog a commencer mënoon nañ ni lañ doon def yow yëpp xam nga apprentissage la woon mais instant bi li gën a sérieux mu ngi doog a démarrer waaw. d'accord en tant que jeune rappeur mënuñu terminer sans pour autant laaj la ban message ngay lancer jeunes yi ñu nekk ci biir death row ñu nekk ci biir ghetto bi ban message ngay lancer jeunes yooyu noonu pour encourager leen. waaw parce que man souvent gars yi commencé nañ ma xamee loolu. voilà sama musique am na message voilà même su fekkee en premier lieu divertissement la voilà mais si biir divertissement bi damay essayer inspirer essayer di enseigner waale di conseil voilà lu ma mën a am lu ma mën a def ma def ko lu may conseiller samay moroom yi voilà ñu gën a xamaat seen bopp gën a xamaat seen valeur voilà kenn ku si nekk si li nga nekk rek exceller si parce que balaa kenn di la gëm yow yaay gëm sa bopp dem lijjanti ko boo tegee paare gars yi yeneen yi dinañ ñëw dinañ la si fekk si voilà bu ñu bàyyeeko man loolu laay wax souvent bu ñu bàyyeeko nañu xam ne am nañ njëriñ fii nii li tax ñu ñëw fi du neen am nañ njëriñ fii voilà loolu mooy message bi. voilà vous l'aurez compris bu ñu bàyyeeku ku si nekk na xam ne am na njëriñ c'est le message de Gën Mor face à la jeunesse kon ñu leen di remercier di leen jox dig daje benn yoon. dum la clash non dam lay cogiter loo ñu ne rap moom muy saaga sa rappeur comme si c'est low from the refugee camp je multiplie la score li dafa yomb ci man ni le son de notre corps suma rabul gembe day selaw ni yor corps sama flow bi rek ay changer mais duma soppi ci kaw. alors Pape nekk manager Gën Mor Pape mën nañu xam seen tàmbali yaa Gën Mor comment ça a été seen cheminement ba tey mu nekk champion flow up. waaw cool d'abord di leen remercier si teewaay bi ngeen teew en fait début bi ak Gën Mor c'était dur mais c'était facile tamit en plus ndax tamit moom mooy artiste boo xam ne dafa neex a jàppale quoi en fait moom da lay jiitu si affaire yi ba pare avant mu naan kaay jàppale moom da lay siy jiitu ba pare ça veut dire que après nag pour nga jàppale kon day yomb trop soo seetloo ba ñu dëgg la
si domaine hip hop dañu nekkoon ay amateurs lañu woon quoi sincèrement. ak kii toog ñi ñëpp ay grands lañu ay amateurs lañu mais après permettre nañu ñu def formation. comme man exemple avec le bac j'ai formation en multimédia mais après tam def naa formation manager artiste. Début bi c'était difficile. C'est-à-dire que exemple amuñu woon moyen dañu kolo di teg pour génne benn projet. xam ne teg def ay clip dem tournage gars yi ñoo na boo seet clip bi yëpp xam naa di nga si gis ñii nii. affaire underground quoi. lañ ko doon jaayante quoi au fait boo gisee flow bi tamit affaire underground lañ ko doon def. ak suñu propre moyen ak boy si koñ bi boo xam nekkuñu ay acteurs mais ñoom ñoo ñëw si tournage yi. ñu gérer def ko affaire ghetto ga comme li ngay expliqué Desro affaire Desro dëgg lañ ko def. mais léegi manager Gunmore mu ñëw nekk champion Flow Up léegi mën nga ñu wax Pape ñun public bi lan lañu war a xaar si liy ñëw après lan ngeen ñuy préparer. daanaka souligné na ko moom sànq. sincère ndax avant flow bi dafa génne woon projet EP de 6 titres coup de feu. te coup de feu baaxul lancé boo seet ndax artistes yu bëri ñoo ko partagé mel ni Dip ni Dof Mix ñoo partagé projet bi. projet viral carrément. après jël nañ flow ça c'est bien mais dañoo bëgg a nekk tamit si suivi bu ñu entamé woon coup de feu. jeexal ko ak ay vidéo yu war a ñëw ay show yu ñu war a def Kër Mbaye Fall ñu ngi koy programme après lii tamit am na projet bu mu war a génne Africulture am na projet bu ñu war a génne instant vision bu ñu jël mooy comme ni ma koy expliquer sa collu ba rek la ñu jëm instant yi amatul kii mais yéeg sa kaw yéegti Kër Mbaye Fall ndax Kër Mbaye Fall deewoon na si côté yëpp amoon nañ fi ay artistes yu mag au right mais instant yi bàyyi nañ mais booy bi ak avantage bi moom dégg nañ Kër Mbaye Fall foo xam ne instant da ngay toog di dégg ay appels yoo xam mosoo koo dégg ñu naan booy Kër Mbaye Fall instant yi moo yor game bi xam nga ndax tamit du gën moo rek moo fi nekk boo seet am na yeneen artistes yu talentueux comme ni ma koy expliquer en résumé rek si suivi bi lañ nekk instant yi di jéem a job nànk-nànk xam nga rek di si jëlaale expérience ndax tamit ay jeunes la ñun dañuy jàng nii ba léegi dañuy jàng ay étudiants lañ jéem a jàngale dama affaire nànk-nànk ak instant yi si collu ba lañ jëmaa. d'accord alors Pape nee na instant bi ala actu la kon Gunmore mi ngi waajal ay produits yu dóob gars yi xaar leen ko et merci beaucoup Pape. Because the power is the people, I say power. ñu ñooy ñi tax nga dégg son excellence kon power. Yo, the power is the people, I say power. ñu ñooy ñi tax foo dem escorte yi dar la power. mbokk yi daleen ak jàmm te ñu nekk ak monsieur Ibnou Diallo professeur de français au lycée de Thiaroye fas yéene waxtaan ak moom ci texte yi kii di Gunmore artiste rappeur bind. alors monsieur Ibnou Diallo salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna Khadijatou. alors tey ñu fas yéene décortiquer texte yi nga xamante ne ni Gunmore bind na ko ci EP wam bi nga xamante ne ni am na 6 titres alors tey ñu nar a commencer par ban. ñu nar a commencer ak Big Drip doon woy boo xam ni vraiment woy bu riche la ñu bën ko déglu remarqué nañ ci ay figures de style yu bëre donc ñu bëggoon insister nag ci figure de style yooyu donc bokk na ci figure de style yi métaphore bi nga xam ni en français on définit la métaphore comme une comparaison sans outil comparatif on établit une assimilation avec la métaphore donc par exemple ba ma dégloo Big Drip maa ngi déglu passage bi Gunmore naan ci nu moor lu neex lay xeeñ ci nu moor lu neex lay xeeñ tax seen xel yi ne ci toggam tout est bio booy bi ay épices du mës a dem ci toggam donc Gunmore moom mi ngi jàpp ni li muy génnee production artistique am boobu day mel na togg boo xam ni ku ci commencé xewlu doo ko bàyyi da nga ciy dem daal ba jeex. cuisine 5 étoiles daal. oui cuisine bi kay romb na 5 étoiles daanaka daal togg bu neex la daal moom daal gëm na boppam te métaphore bi day wane ni musique am bu ci ne EP boo ci déglu donc day mel na que nga
toog rek dañeeg sa nga teg sa plat di si xewlu donc loolu daal lanu remarqué si boobu muy benn métaphore beneen métaphore mooy bi mu naan def riim yi bal di ko bondeel moom dafa jël riim yuy nekk si biir wayam def ko ni bal donc te utiliser wul outil comparatif bi nga xam ni su ko utiliser woon day indi comparaison moom daal rime yi dafa def da ko méngale ak bal donc ni basketteur wi di bondele bal noonu lay bondele moom rime yi loolu mu doon beneen métaphore si kiiwam si way bi di Big Drip donc daanaka daal texte bu riche la donc ba suñu jógee si métaphore bi mën nañ dem ci hyperbole mooy bi nga xam ni da ngay utiliser expression di exagérer donc mi ngi naan da nga ma gis wàññeeku ñëpp ni màggoo donc su fekkee gis rek day tax nit ki wàññeeku donc boobu exagération la donc beneen bi muy wax si hyperbole bi tamit mu naan lu metti ngay gis man soo ma songee comme ku yeewu seulement acide donc seulement acide dafa doon accès ci amplification boo xam ni daal dafa jéggi daye donc juste pour dire que moom daal day exagérer si lu muy wax. mais hyperbole yooyu est-ce que du affaire wu nappaate. foog mu jaay boppam rappeur day jaay boppam rappeur dëgg donc da ngay jël yëpp ngay jël nga indi ko sa côté da ngay ku la neex nga napp ko donc rappeur boo ci gis day jàpp ni moo gën a aay ñëpp te loolu day neexal game bi donc day neexal game bi daal donc li am solo si textes yi mooy dafa recherché donc c'est des textes yi nga xam ni dafa riche donc soo koy di dégluwaat di nga si dégg lu bëri par exemple fii mi ngi naan calembour mooy da ngay rapprocher ay mots da ngay rapprocher ay mots mi ngi naan fii màgg ci biir ak si biti donc maanaam si bic ak feuille yi ak biti ak bit yi donc ñaari mots yooyu soo leen boolee da ngay jàpp ni lii calembour la donc boobu mu doon beneen figure de style boo xam ni marqué na ma si woyam bi di Big Drip. Pléonasme dafa doon figure de style bi nga xam ni ñenn ñi dañ koy jàppe faute ñeneen jàppe ko insistance ndax la ñi ko jàppe faute ak insistance mooy da ngay employer ñaari mots yi nga xam ni li ñuy wax ñoo bokk par exemple fii Gunmore mi ngi naan maay dégonfleur bi lay peeral dégonfleur jàpp nañ ni mooy peeral donc su ne maay dégonfleur bi lay peeral kooku dañ naan foofu pléonasme la donc suñu jógee si pléonasme bi ñu dem si épiphore bi épiphore mooy figure de style bi nga xam ni donc benn mot wala benn groupe de mots ngay employer si fin wu phrase fin wu vers yu bëri donc par exemple si passage bi mi ngi naan gëm loolu nekk si boppam tëju di xeex ak boppam wet di wetali boppam bàyyi lépp ne di jàppale boppam donc le mot boppam donc muy ñëw si vers yu bëri loolu day nekk épiphore donc suñu demee si comparaison muy figure de style bi nga xam ne da ngay méngale ay mbir ñaar wala mbir yu bëri mais li leen di boole mooy benn outil comparatif boo xam ne dafa leer nañ donc li wutalee comparaison ay métaphore mooy si métaphore outil comparatif amu ci leerul nañ da nga leen di assimiler alors que si comparaison day am comparé am comparant am outil comparatif bu leer nañ ñetti éléments yooyu foog ñu nekk ci par exemple fii mu ni daanu sa kaw ni pont ak marteau n'est-ce pas beneen bi mu naan da ngay ñàngal ma lay xool ni Mickey wala mu ni full énergie comme militaire kooku mu doon ay figure de style yi nga xam ni jot nañ ko remarqué si Big Drip donc lii wane ni vraiment Gunmore liggéey na donc te daanaka li ñuy fekk si Big Drip la ñuy fekk si wayam yu bëre. alors kon richesse su écriture Gunmore yemul rek ci benn son c'est-à-dire si EP bi yëpp dañ ciy gis ne il a le verbe facile.
waaw man si sama gis-gis ba ma dégloo six way yi li ma gis mooy kii talent bi mi ngi fi te talent mooy li jar a gëm parce que su fi nekkul woon duñ ko fekk si texte bi donc ñun dañuy jàngale poésie te suñu jàngale poésie dañ naan poésie mooy un travail sur le langage donc c'est faire danser, c'est l'art de faire danser les mots, l'art de dire les choses autrement. Donc te poésie dafa am ay spécificité daanaka texte bi day rythmé, texte bi day am musicalité parce que poésie ak musique ñoo ànd donc ba si jamonoy maam ba léegi poésie ak musique ñoo ànd donc poésie day doon loo xam ni day am image donc te yooyu yëpp gis nañ que si texte gën moor yi donc c'est des images donc qu'on en trouve moo tax ñuy wax ay comparaison ay métaphores ay allégorique figure de style yu bëri loolu moo doon Big Drip mais suñu xuusee si yeneen wayam yi tamit dinañ ci fekk ay figure de style yu bëri. léegi ñu dem ci ban kon. ñu dem ci Everything Gonna Be Alright donc boobu par exemple mi ngi utiliser métaphore naan dina baax suñu devise donc dina baax l'expression dina baax lay jël def ko devise waxul ni dina baax day mel na ko suñu devise daf ni non dina baax suñu devise donc moom dafa créer assimilation bi et l'instant que créer na assimilation bi rek ñun dañ naan métaphore la donc beneen bi mu doon allégorie mu doon genre métaphore mais métaphore boo xam ni day gën firndeel li muy wax ça rend l'idée moins abstraite su demee banaan fii pauvreté moo ñu door aller retour ndam li dañ koy jëli teel a ñeme coono lu naaj bi tàng jër am nañ jom yu ko jëri donc mu doon vraiment figure de style boo xam ne day won africain bi wareefam te moom mi poète moom mi rappeur mooy fàttali africain bi lan mooy wareefam mooy wane ban contexte la ñuy dund ak lan moo war africain bi. mais man dama seetlu aussi que ci rimes yi les rimes sont très imagées. c'est-à-dire yow buy wax da ngay yow yaa ngi gis ay images. loolu aussi style bu particulier la wala. moom dafa am lu mu gëm xam nga nit ñi lu leen wutale mooy gëm-gëm am na ñoo xam ni gëmuñu qualité am ñoo xam ne dañu gëm qualité moom nag li neex si liggéeyam mooy soo koy lire da ngay gis ni ku gëm qualité la par exemple su ne figure de style boobu tudd métonymie nga xam ni da ngay employer benn mot si place beneen mot waaye mots yi day am benn relation logique boo xam ni yow da nga ko ciy gis su ne fii si pour paa yi ak mère yi yeewu fajar ndax njaboot ne leen lépp dina baax non mais paa yi ak mère yi yeewu fajar pour yeewu fajar suñu yeewu fajar pour julli la donc ku si julli da ngay ñaan donc ñi yeewu fajar lay wax yow mii nag yaay jëli lu tax nit war a yeewu fajar day cax daal waaw image yi mën nañ ko jàppee cax bon cax yoo xam ni donc yow soo utiliser sa xel di nga ko comprendre parce que nag li neex si lii rappeurs yi di def mooy dañuy yee askan wi képp kuy artiste li la war mooy yee sa askan artiste du kuy tuur lëndëm askanam lii jëmale kanam askanam moo ko war ñor parce que nekk artiste nag si réew responsabilité la donc looloo tax man ba ma Oumar Sall waxee projet bi ma déglu vraiment rëccu ma lu tax ma doon déglu daanaka wóolu naa Oumar waaye li ma gis vraiment jar na gëstu te du lépp nag laa wone parce que damay wone benn pàcc rek am yeneen pàcc yoo xam ni ku si nekk suy déglu donc dina ko gisal boppam parce que figure de style yenn image yi yëg-yëg la donc définition bi daf fiy nekk après yow sooy déglu texte bi après ngay xool
est-ce que du figure de style bi après ngay xool lan ak lan mooy yóbbu si figure de style boobu daal loolu tax vraiment liggéey bi am solo donc suñu jógee si métonymie boobu anaphore mi ngi fi anaphore mooy benn mot wala ay mots yu bëre yoo xam ne da nga koy employer si début expression si début vers wala début phrase nga koy bamtu yu bëre par exemple séquence bi su naan pour ñi bëgg am te nanguwuñu sonn ne leen seen àdduna day gën a tar pour paa yi après mu dem ba ci biir ni pour ñi ñaan seen ay soxla mu tëw faju te xamuñ lu tax donc boobu pour ñi su ko répété donc day doon boobu anaphore juste pour dire que texte bi soo waxee lii rek fàttali ci des beneen bi mooy euphémisme mooy figure de style bi nga xam ni soo koy utiliser mooy bëggoo choquer doo bëgg choquer nit ñi doo wax nit ki loo xam ni su ko déggee day metti xolam par exemple su ne fii ñi caabi féete gannaaw mooy prisonniers yi donc doo wax prisonniers yi doo wax kii da nga naan ñi caabi féete gannaaw te soo waxee loolu donc doon na loo xam ni day dalal nit ñi ñenn ñi mën nañ ko jàppee périphrase tamit donc mais fii rafet na nga ni euphémisme la parce que bëggul choquer donc si morceau bi everything gonna be alright donc vraiment di nga si fekk figure de style yooyu di nga si fekk tamit antithèse bi nga xam ni mooy les premiers seront les derniers donc tomorrow bis la bu wuteeg today donc tomorrow ak today donc da leen di woon différence bi donc loolu mu doon antithèse boo xam ni gis nañ ko si woy bi di everything gonna be alright. D'accord, alors bu ñu jógee ci lépp dina baax everything gonna be alright ci ban la ñuy demaat balaa ñoo conclure. est-ce que duñ dem ci taf-taf ñu dem ci taf-taf donc taf-taf mu doon boo xam ni moom day ñëw rek exagéré ba pare indi métaphore bombe atomique samay couplet donc nee na ay couplem daal bombe atomique la bombe atomique nag nana si yàlla musal waaye rappeurs yi daal ñoom am nañ fit boo xam ne lu leen neex ñu wax donc bombe atomique samay couplet yi rek la jël def ko bombe atomique donc mu doon sañ-sañ boo xam ni rappeur rek a sañ artiste day am sañ-sañ artiste moo sañ a wax wala sañ a gis loo xam ni ñun duñ ko gis sunu dellu see si kalambuur bi fii danaan ci bis boo ma toppee di nga saw ba dee ni foowe mooy footballeur boobu donc mu dem ba ci biir ni boo ma woowee si gam petit boo ma woowee si game petit dam lay foowe donc foowe mooy Camerounais boobu gaañu woon si terrain bi doon football ba daanu gaañu ba pare foowe donc mu boole foowe ak foowe donc mu doon vraiment liggéey boo xam ni ku xalaatul defoo sérieux si li ngay def gëstuwoo dina jafe lool nga wane yooyu si sa texte daal donc texte boobu tamit noonu la riche ay comparaison donc mu ni xale yi génn si sama gémmiñ xal mooy génn si sama gémmiñ en réalité xal du génn si gémmiñam mais moo yu muy génnee si gémmiñam dina tàng boo xam ni yow da ngay jàpp ni xal la daal donc boobu mu doon beneen métaphore boo xam ni dañ koy gis si way bi ak ay comparaison yu dul jeex nekk international ni Gana Gueye melal ni flèche donc noo def dinañ daw ba këf sa fit donc mu doon ay figure de style yoo xam ni da nga koy fekk si way boobu di taf-taf donc mi ngi noonu si lay dem tamit si antithèse naan dañuy deelu ma gën leen mourir donc man ak yéen duñ ay nawle li leen rey moo may nourrir donc mourir ak nourrir donc mu doon ñaari mots yoo xam ni vraiment ay antithèse lan donc ñaari mots yu opposé moom mu préféré que employé fii beneen figure de style mooy métonymie bi bu mu naan original mort
lu muy doyee China. Donc Chine ñu si bëri dañuy jàpp ni Chine donc mooy contrefaçon. donc mu opposé que ak original. donc lu tax muy doon métonymie fii mooy relation logique bi si ñenn nit ñi Chine daal contrefaçon rek a fay jógee bon bien que ñun xam na ni Chine ni muy defaree contrefaçon ni nga ko fay jëlee noonu nga fay jëlee original mais mi ngi noonu rappeur bi moom loolu la fi indi dañu yàgg risqué di 4 appuis donc mi ngi pour wane ni du caaxaan da ci nekkoon te loolu da koy wane si ay texam. daa yàgg mbapat. dafa yàgg mbapat kii moom teg naa ni lu mu dencoon lu yàgg la daal moom daal lu xusul moom day wane carrément ni lu xusul te li am solo si lu mu def mooy ñu wane ni jeune sénégalais donc mën na liggéey boo xam ni yow quel que soit li nga jàng donc dooni man docteur la wala damay jàngal sama xam-xamaat ne si lii wala lee mais su waxee yow da nga naan gongo donc li am solo mooy bàyyi xel si paroles yi te soo gëstoo si parole di nga xam ni kii ku taxaw la daal exagération bi fii danaan bis boo ma toppee di nga saw ba dee di nga saw donc topp nit rek saw donc day wane ni mi ngi exagéré donc beneen mooy synecdoque mu naan xëy sama chaque sortie ñoom ñëppay tiit may bëgg ñoom ñëpp en fait exagération bi synecdoque bi fii mooy nga employé benn mot ci place beneen mot mais entre mots yi day am relation d'inclusion bii day ëmb bi ci des wala bi ci des nekk benn pàcc ci bële donc su ne ñoom ñëppay tiit ñenn ñi suñu tiitee rek moom jël na ko def ni ñëpp tiit daal donc mu doon synecdoque boo xam ni gis nañ ko ci figure ci kii bi ci way boobu beneen mooy périphrase mooy loo mën a wax ci benn mot nga wax ko ci moo yu bëre mu ni ku yëngatu ma dugal la ci kàmb taf ku yëngatu ma dugal la ci kàmb ku yëngatu ma rey la donc moom jël na loolu rek donc def ko ci périphrase donc mu doon texte boo xam ni dafa riche soo demee di nga fa fekk beneen épiphore mu naan taf donc di ko répéter plusieurs fois donc ci way boobu donc vraiment way bu am solo la donc ñu dublu ci Mandouté. waaw ñu dem ci Mandouté. ok sunu demee ci Mandouté tamit ñu ngi fay fekkaat beneen épiphore boo xam ni day répéter jàmbur mi ngi koy répéter quelque chose comme 5 fois. nga dem gis fa dérivation mooy ay mots yi nga xam ni doon bokk c'est des mots de la même famille ku ne am na fu mu war a yem kon yamal ci sa domaine yamal donc boobu mu doon benn dérivation bu nu remarqué ci way boobu di Mandouté donc ñu gis fa tamit interrogation oratoire doon figure de style boo xam ni da ngay poser question waaye question bi réponse bi mi ngi ci biir donc lu sa yoon ci sama yëf donc soo nee nit lu sa yoon ci sama yëf donc réponse bi mooy mandul donc juste pour dire que way bi figure de style bi day ñëw rek tënk lépp beneen mu ni mandu ci tarixa jàmbur mandu ci alalu jàmbur loolu mooy parallélisme mooy nga am benn phrase wala benn vers wala proposition boo xam ni moo yi ko composé moo yëpp ñoo bokk classe grammaticale donc mandu ci tarixa jàmbur mandu ci alalu jàmbur wala mu ni defal loo xam waxal loo xam boobu soo ko gisee da nga ciy gis parallélisme beneen calembour tamit bu ñuy fekkaat ci way boobu mooy defal loo xam koo xamul lu muy dox bakook doxam donc lépp lu waaye di wax des koy xalaat ndax ëllëg doo xam donc boobu mu indi benn calembour boo xam ni vraiment ay mots la yoo xam ni soo leen rapproché donc signification yi day wute mais soo leen rapproché nga gis ni jegeyantoo noonu loolu donc d'accord alors monsieur Diallo suñu xoolee Big Trip xool Power to the People Everything Gonna Be Alright Mandouté yeneen ak yeneen ban lecture nga am ci style d'écriture Gunmore. waaw Gunmore de man
dama bokk ci ñi koy gën a respecté parce que man su ma neexoon sax su ma demee classe jàkkaarloog samay élèves jël ay vidéo John Mor rek expliquer leen figure de style yi avec des illustrations ak ay misaal yu wóor illustrer sama leçon ci poésie donc sama leçon ci poésie ndax lan moo war ko mën illustrer ci lii d'après li ma déglu mooy que ni gis naa ni am na portée militante mooy poésie engagée ni ko xale yi di waxe poésie engagée am na benn waay boo xam ne jotuñu ci insister trop muy Power to the people donc bi nga xam ne day wane ni moom vraiment il est engagé donc c'est un rappeur qui se sent concerné donc qui s'intéresse à la marche de sa société donc poésie militante boobu da nga koy gis ci texte am da nga ci gis tamit poésie didactique la portée didactique donc bëri na ay way yoo xam ni soo ko dégloo da nga ciy jëlee ay leçons yoo xam ni soo ko appliqué sa dund teg naa da ngay jëm kanam par exemple su ne doole nga bëgg yokkal train donc kooku mi ngi joxe ay recettes li lay may xam-xam mooy ngay gëstu donc mu jóge fa tamit ni futur milliardaire doo xeeb dërëm gëmuñ la doxal dem bul gestu donc bëri na daal ay expression ak ay vers yoo xam ni soo ko dégloo donc da nga ciy jëlee xam-xam bu dul jeex donc vraiment Gun Mor nekk na rappeur boo xam ni bu jar a déglu la te si benn texte am sax mi ngi naan poète de la rue donc il se définit comme un poète de la rue et les rappeurs donc quoi qu'on dise sont des poètes de la rue donc ragal naa ni élèves yu bëri su fekkoon ñi ngi bàyyi xel si texte rappeurs yi di si xuus bu baax donc suñu demee classe yenn problème yi duñ ko am par rapport ak yenn thèmes yi donc peut-être exemple yu ñuy joxe rek mooy doon problème bi parce que bon fii c'est une poésie vraiment orale alors que ñun donc de façon classique li ñuy jàngale c'est des recueils poétiques quoi donc Gun Mor daal ñi ko ñaanal ci kaw ci kanam xam ni borom baax la te talent rek a am solo na yokku bind bi yokku sérieux bi ci travail bi bañ a nag naagu parce que bon ku ñëw ak baar bi fii amatoo droit wàcce ka donc di sonj yeneen rappeurs yi rek ñu jublu ci bind bi def ci sérieux donc li am solo mooy génne qualité donc pas génne pour génne donc parce que su fekkee da ngay déglu ku bees déglu ko rek mu neex la dafa fekk ni qualité bi nga fa donc su fa qualité nekkul woon donc duñ ci xuus yenn xuus yi. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Vous l'aurez compris. Texte Gun Mor, il y a les figures de style. Élèves Mouniendam Holko. Ce sont des textes qu'on peut étudier en classe. Mais on est qualité écriture, oui. Dit Firndel aussi que le rap, c'est une poésie, c'est un art et ça a une vocation éducative. ordinaire ay chaque sortie ñoom ñëppay tiit may bég di am cash di def sama compte wow soppi leen seenu stade. Gun Mor nag moom sama xarit Ibnou Diallo professeur de français jot na ci def ay jukki yu am solo surtout ci wàllu style yi naa jàpp ne texte xale yi surtout Gun Mor ak H dafa di ay textes yuy am beaucoup de littérature mais aussi beaucoup de techniques littéraires loolu sama xarit Ibnou jot na ko faram fàcce foog naa ne sax war nañu xool naka dañuy dugalee si biir curricula de formation yi genre musique yu mel nii genre texte yu mel nii parce que dafa am ay illustration yoo xam ne dina baax pour xale yi man nag comme socio-anthropologue li ma jàpp ci seen discours mooy ñoom li ñuy def ñun moom la ñuy def ci wàllu bind ak aussi ci wàllu nekkin ak xalaat anthropologue bi wala sociologue bi dafa am solo muy xool naka la société di doxee naka la village bi di doxee de sorte que
ñu jéem ci jàpp li nga xam ne moom mooy seen maanaam production de sens bu ñu ko lëkkalee ak rappeurs yi comme ñoom Gën Mor ñoom sooy xool seen discours ñoom ñu ngi ci production de sens maanaam dañuy wax loo xam ne non seulement ci suñu société bi la donc duñu ay nit ñoo xam ne dañoo maanaam jéggi di wax ay problème mu jàmbur kese dañuy wax aussi seen problème yi leen concerné mais dañ koy wax waxin boo xam ne dafa bëri ay style dafa bëri ay variation dafay éviter nu mu mën a nekkee lu ñuy wax jugement de valeur même su fekkente ne dafay nuroog parfois nañuy yedd nit ñi mais ñoom vraiment seen discours dafa di ay discours yu assez révolutionnaire pour ne pas dire très révolutionnaire te boo xoolee bu baax li ñuy wax au-delà des styles ce sont des choses yoo xam ne daf ñu concerner ñun proprement moo tax style socio-anthropologique ak style rappeur yi dañu bëri ay lëkkaloo waaw dañu bëri ay sorte d'identité remarquable yoo xam ne nit ñi war nañ ci gën a mën a jàngat parce que nag dañ ko teg aussi ci xam-xam donc dina dindi genre préjugé yi nga xam ne dañu foog na xale yi dañu nekk di rap nii rek xale yi dañu am consistance thématique waaw loolu laa jàng tamit ci bu ma leen dégloo dañu am xel boo xam ne dafay yee yeneen xeli xale yi waaw consistance boobu nag du ñëpp a ko am waaw du ñëpp a ko am même sax ci biir socio-anthropologue yi am na ñoo xam ne amuñu ko mais ñoom yàlla may na leen vraiment ñu am consistance thématique boobu de sorte que li ñuy wax non seulement am na sens mais dina jëriñ nit ñi waaw loolu foog naa ne ci wàllu lëkkale entre anthropologie ak xale yi di def hip hop ñoom waruñu am benn problème pour nekk de vrais anthropologues d'ailleurs sax ay vrais anthropologues ay vrais sociologues lañu waaw donc ce discours révolutionnaire nekk na discours boo xam ne baax na topp ci société yi comme société yu mel ni ñun nga xam ne dafa fondé wu ci wàllu masla ak yeneen yu mel noonu waaw xale yi nag ñoom dañuy toj yax bi. ñu ngi leen di remercier di leen jox dig daje une autre fois pour une autre podcast sur Analysis. Merci. defal loo xam waxal loo xam foo dem boo tëddee nelaw defal loo xam ko xamul lu muy dox bokk ak doo xam lépp lu waay di wax des koy xalaat ndax ëllëg doo xam